waaw salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu suñu mbokku artistes yi fi ñëw yi teew di nuyu xarit yeeg am di jàmm yi teew ci conférence de presse bi ñu woote mais di nuyu suñu mbokku journalistes yi nga xamante ni ñoo ñëw pour ñu mën a séq waxtaan ñun ak ñoom balaa ñuy tàmbali déjà dañuy jaale famille wu Jean-Pierre Leuze mu nekkoon mag moo xamante ni dafa bokkoon ci ñun mu génn àdduna ci ay bés yi ñu génn ñu ngi jaale njabootam di bokk ak ñoom tiis wi di ñaan yàlla suñu borom mu jéggal ko ay rëcc-rëccam yu njëkk ak yu mujj ak képp koo xam ne rek way daw la nga ñu ngi lay jaale di jaale say mbokk di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi feebar bi jóge fi ba nit ñi mën a dellu ci seeni activité bu loolu weesoo nag li waralaat ndaje mi mooy ne ay bés yu weesu woote woon nañ fi benn point de presse li taxoon ñu woote point de presse bi mooy président de la république dafa octroyé woon une somme de 3 milliards ñu nekk ci art ak culture mu nekk benn fonds de résilience bu mu joxe woon pour ndimbal ci acteurs culturels yi nga xamante ni dañoo impacté woon ci feebar bi di Covid 19. di xaalis boobu génnee sous secteur u théâtre daf ci bénéficier woon 182 millions ci 182 millions yooyu ñu séddale woon ko ci ñetti pàcc muy ARCOS di association bu ñu bekk di association des artistes comédiens du théâtre sénégalais mu amoon ci 60 millions. waa comité de relance du théâtre sénégalais amoon ci plus de 94 millions les non alignés mooy ñi nga xamante ni bokkuñu woon ARCO te bokkuñu ci comité de relance bi ñu amoon près de 27 millions waaye ñun li ñu ci ñor mooy ARCO bi ñu bokk ndax ca njëlbeen bi xaalis bi génnee dafa àndagoon njuuj njaaj bi mu njëkk a àndal mooy dañoo dugal ci biiru ARCO yi benn chèque gu 60 millions boole ko benn document boo xamante ne nii document bi baaxul li tax document bi baaxul mooy document bi en-tête ministère de la culture la seen en-tête nekkoon mais signature bi ci nekkoon signature président ARCOS national la ñun bi ñu xoolee document bi wax lu mënta nekk ci benn document ndax dañoo waxoon ne président nee na dafa dimbale ñi nekk ci secteur art ak culture pour que ñi impacté wu ci feebar bi ñu am lu ñu leen dimbalee naam li ñu leen di jox fajul seeni soxla mënul régler dara waaye au moins ñu xam ne ñoom yëg nañ ne ñi nekk ci secteur art ak culture feebar bi laal na leen ba waraloon bi ñu jotee somme boobu président ne nañ ko séddale ñoom bureau national dem récupérer chèque bi chèque gu 60 millions jël chèque bi publier ko mais wax ci biir chèque bi président nee na nañ séddale xaalis bi waxaat ci ne xaalis bi pour benn projet bu tudd dëkkandoo la vivre avec le virus boo xamante ni ñoom dañ ko xayma woon ci 45 millions jàppoon 15 millions yi ñi nga xamante ni nii ñooy artistes comédiens yi nga xamante ni nii inscrire ñu woon ci liste SODAV yi ñu mën leen cee jàppale. ñun ak suñu dégg-dégg ak ni ñu déggee ni président waxee ñu ni xaalis bi du xaalisu projet xaalis bu ñuy séddale la ñu woote woon ci point de presse dénoncé loolu bi ñu defee loolu ba pare président ARCOS national génn na benn site internet interviewé ko mais dafa dëggal ñun liñ doon wax ndax moom bi mu ñëwee ci site bi dafa génn benn document boo xamante ni dafa wuute ak document bi ñu tasoon ci ARCO yi nekk Sénégal yépp document boo xamante ni dafa am signature directeur des arts bi représenté woon ministère de la culture ak signature président ARCO bi représenté l'association nationale des artistes comédiens du théâtre sénégalais bi loolu jàllee ñoom ñu dem gisanteeg ministre bi xamal na leen ne xaalis bu ñuy séddale la mais du nekkul xaalisu projet ñoom ñu dajawaat fekk si ñu ci ñun li ñu doon jàmbat di wax ne xaalis bu ko kenn projet nañ ko séddale
ñu woo président yi nga xamante ni ñoo nekk ci sur le plan national woo leen Thiès pour séddale xaalis bi séddale xaalis boobu nag moo waralaat di wax ne man maa ngi tudd Abdou Karim Mbaye man maay secrétaire administratif bu Arcos bu Guédiawaye ñi ma toogal ci taabal bi Julde Libaas Diallo la moom mooy trésorier Arcos bu Guédiawaye Cheikh Mbacké Niass mooy le metteur en scène bu Arcos bu Guédiawaye Lamine Mbodj bokk ci membre bureau bi ñoom laa toogal sama ginnaaw Fatma bu mu ngi fi Babacar grand-père mu ngi fi Amélia adjointe trésorière bi mu ngi fi Fallou un des charges yi bokk ci association mu ngi toog suñu ginnaaw Daba Diop Fatma Mbuub ñoo fi nekk ñoo xamante ni Maxaali ak grand-père tonton Libaas ñoom ñëpp ñuy suñu ginnaaw te bokk Géejawaay déjà ci première question bi dafa demander par rapport ak somme bi nga xam ni retenir nañ ko naka la demee ñun dañu amoon 120 bénéficiaires boo xamante ni direction des arts dañ ko publier 120 personnes kenn ku nekk bu amee 30 000 3 millions 600 la war a doon ñoom au lieu bi ñu demee ca séddale ba ñu jox ñu 3 millions 600 3 millions la ñu jox téye 600 000 yi sans raison ñun loolu la ñuy demander loolu moo waral tey jii ñu woote ñoom li ñu téye lan moo tax ñu téye ko lu tax ñu retenir somme bu ñu toll ci xaalis bi Géejawaay am ba pare extrapoler ko ñëpp ñu téye seen xaalis sans raison explication yooyu la ñuy demander ñun moo tax woote bi je pense que loolu moo nekkoon question bi ñu njëkk a laaj. deuxième question bi mooy Sidi est-ce que ñun bi lii amee jéem nañ jot Pape Faye jéem nañ jot Leyti jéem nañu interpeller kenn ku ci nekk man personnellement en tant que secrétaire administratif dama bind document adressé ko Lébu Ndoye directement expliquer ko ci yëpp vocal ko mais lire na samay vocal gis na document bi ma ko envoyé mais tontu ma Leyti Fall Cheikh Mbacké Niass metteur en scène woo na ko téléphone ñu séq waxtaan ak ñoom mais dañ ñuy wax ne à chaque fois koo ci jot du moom moo lay expliquer ngeen baal ma du moom moo lay expliquer amul benn explication bu concrète boo xam ne joxe nañ ko Pape Faye moom jugé wul nécessaire sax tontuñu dafa dem ci benn presse opposé def benn interview am moom ci la génnee leeral yu bari yoo xamante ni mu ngi ci la génnee document bi mu signé ak ministère ci la ko génnee ci la waxee ne moom Pape Faye ci en personne ci làmmiñam ci vidéo bi moo ne artiste bu nekk 30 000 lay am loolu mooy firndeel réponse bi daam bi doon laaj ci sànq di wax lan moo tax ñun au lieu de ñu séddale 120 personnes ñu jox 100 personnes yeneen 20 personnes yi des ci suñu joxoon 120 personnes tey soo wootee dañ naan jox nañ ñëpp il fallait que ñu won leen ne ñoom dafa amoon liste bénéficiaires yoo xam ne dañ leen dugaloon ils étaient au nombre de 120 100 lañ joxe des na 20 loolu moo tax ñun bi ñu waxtaanee ñu ni non nañ leen xool par rapport ak ordre de priorité bi ni ARCO bi di doxee ñu xool ci sélectionné ci 100 personnes jox leen yeneen 20 yi ñu dem xeexi seen xaalis pour ñu ñëw ñoom ñu jot ci parce que ñi fi toog nii ci mbooloo mi am na ñu jot am na ñoo xam ne bindu nañ seen tur mu ngi ci liste te jotuñu seen xaalis ñu ngi ci mbooloo mi toog am na ñoo xam ne mën naa citer seen i tur seen tur mu ngi ci liste yi mais jotuñu ci xaalis bi mais ñooñu tey ji ñooñu tax di xeex combat bi nekkul pour ñi nga xamante ni jot nañ ba pare mais ñi jotagul moo ñu tax di xeex. beneen question bi mu jëm ci wàllu li daam bi demandé est-ce que ñun xeex bi ak li Sidi di wax mu nekk benn question dañ ci wéet yeneen président yi est-ce que waxtaan nañoo ak ñoom wala pas ou déet déjà bi ñu ñëwee somme yi ñu am nii muy bu Louga muy bu Thiès muy bu Mbour c'est leur président qui nous les a donné ñoo ñu ko jox ñoom ñoo ñu jox nañu ñoom lii la ñu am. wax ñu li ñu bind woon wax ñu différence bi ci am. ba pare prévoir woon ñëw ci début bi mais dañ leen a menacé ARCO national da leen a menacé ñoom dañ leen wul menacé ne leen képp ku fi jógee dem Géejawaay di nga joxe ay demande d'explication te dinañ la sanctionner dañ ñu envoyé ay audio ñoom audio yi ñu def président yi wax ko secrétaire national bi moo ko wax muy Lébu Ndoye moo def benn audio menacé président yëpp menacé leen ne leen képp koo xam ne jóge nga fi dem ay sanction dina tegu sa kaw
ba pare jël audio yi moom ci wàllu boppam moom Lébu Ndoye jël audio yi ak audio yi nga xamante nii monté nañ yenn artistes yi pour ñu dal suñu kaw saaga ñu wax ñu pour ñu bàyyi lii ñoom ñu jël audio yooyu transféré ñu ko ñu garder audio yooyu waaye ñun nekk ñu fi pour xëccoo xuloo ak xeex ñun dafa am cause bu ñuy défendre ci loolu rek la ñuy dox. non mais non xam nga dafa am leen loo xamante ni nii ñun nekkuñu ci logique boobu parce que ñi def audio yi du ñun ak ñoom parce que c'est des membres simples ñun dañu interpeller le président pour mu génn joxe ay éclaircissement interroger le trésorier national muy Leyti Fall moom mi nga xamante ni moom moo doon séddale xaalis bi te diggante Pikine ak Guédiawaye xàcc ak dóor xaju fi kon moom bu ñu waree léser dafa war a bañ loolu. am na ci ay kilifa yoo xamante ni biñ ñu waxee non waxuñu kenn dañ ne Leyti warul seetaan loolu ak Leyti li mu tekki ci teg ko ci théâtre warul seetaan ñuy léser kenn te pourtant document bi ñu leen envoyé loolu lañ leen wax dañu interpellé Leyti Fall ñun dañ ko interpellé ci benn chaîne de télévision bu ñu dem ñu invité ñu mais biñ ñëwee dañ ko interpellé directement ñooñu fi ñu toog dañ ko woo téléphone mu leen du tontu ci yooyu nañ ko invité ñooñu invité ko ba tey demul ndax am na leen loo xamante ni doo ca dem di éclaircir suñ la laajee 3 millions 600 000 lu tax ngeen téye ko Guédiawaye lan la ñuy tontu c'est des choses yoo xamante ni ñoom ñi ko def duñ ci wax. président ba bërki démb waxtaanaat nañ ci bureau bi ci plan d'action bi ñu war a mënee mu wax ci ay xalaatam joxe ci ay suggestions yu rafet a rafet ñëpp rafetlu ko ñu jàpp ne dina teew. ba biig jàpp nañ dafa teew mais ba fi ñuy wax ak yow nii li ko tee teew moom la concerné moom peut-être bu ñu ko interroger dina ci wax te it nee na dafa am ndog dafa am ci lu mu nekk dafa am ndog boo xamante ni moo ko téye ñëw mais mu ngi ñuy soutenir mu ngi ñuy accompagner mu ngi ànd ak ñun loolu la ñu mën a jàpp xamale nag combat bi du combat personnel du ma Samba wala ma Demba lii combat wu bureau la parce que mbooloo mi toog fii dañoo fal président bi fal ñun ñii fi toog kon ñun ñëpp lañ falandoo ci biir fal gi bu waxtaan amee buñ ci waxtaanee ba majorité bi d'accord ci lii la ñuy def muy président muy secrétaire général muy adjoint muy keneen ku ñu ci mën doon da ngay rangé wu ci combat boobu ñuy mëne kon ñun jàpp nañ ne su fekkoon ne moom àndul ak ñun dañu ko wax ca njëlbeen mais à chaque fois mu ngi rafetlu mu ngi def li te information yi ñu am yii yëpp moom ma nekkoon Thiès moo ñu ko jox à l'instant tey bi mu nekkee Thiès la ñu doon woo di ñu communiquer lay xew Thiès ci moment bi muy amee ak la fay am yëpp ñun ci loolu la ñu sukkandiku pour def lii léegi nag ñun dañoo bëgg direction des arts ñu jël seeni responsabilité parce que sous secteur yëpp ñoom ñoo leen diriger woon te Seydina dafa wax sànq lu am solo dañ ne xaalis bi président joxe bénévolat mu lañ ci liggéeyee képp koo xamante ni da nga ci siq ay jéego di ci def da nga koy def ngir yàlla ngir mbooloo mi topp sa ginnaaw waaye mbuusu ndox sax waruñu ko ci woon jënd xaalis bi mbuusu ndox sax waru ci woon génn dañ ko waroon séddale parce que dafa am ay bénéficiaires te bu séddale bi jaarul yoon bénéficiaires yëpp duñ jot kon ñoom lañ waroon def defuñu ko nañ ko waroon defee defeewuñu ko